l'heure est grave Iran Israël États-Unis benn Netanyahu dafa dee wala deewut benn Netanyahu ñu bëree bëri ñu ngi interroger dee na wala deewut militant américain bi nga xamante ne mooy Jackson laaj na doomu benn Netanyahu bi lan moo dal sa papa parce que tey c'est la première fois bientôt 10 ans ñu gis mu am congrès des rencontres des généraux américains ak sous-officiers ñu def évaluation de guerre benn Netanyahu nekk ci bëri na ay médias britanniques anglais yuy demandé fan la benn Netanyahu nekk renseignement chinois nee nañ vidéo bi ñu doon wax démb te benn Netanyahu defoon ko di wax ak ki nga xamante ne gars yi IA moo ko defar benn Netanyahu dafa décédé wala décédé wul doy na waar lool ñu bëree bëri ñu ngi interroger mais les gardiens de la révolution bu ñuy rey les 8 commandants ci bombardement yi ñu bombardé woon le 7 le 8 le 9 fi nga xamante ne dans le mois de mars primature bu benn Netanyahu réew nañ ci 8 commandants yooyu ñu bëree bëri waxoon nañ benn Netanyahu ci la bokk ñenn ñi ne benn Netanyahu dafa am ay blessures yu grave am na benn clinique de la place boo xamante ne ko évacué génnee ko yóbbu ko fi nga xamante ne mooy Allemagne ñu bëree nag nee nañ benn Netanyahu il a perdu l'âme jot na décédé mais ba léegi nag li nga xamante ne mooy communication bu Israël dañoo bañ a yee yàbbi États-Unis dañoo bañ a yee yàbbi ndax dañoo bëgg a làq nëpp benn Netanyahu carrément ne décédé na wala décédé wul yéen ñëpp xamoon ngeen ne que benn Netanyahu bu génnee ci guerre bi dañu ko war a tëj plus de 20 ans à 50 ans prison en vie ndax moo créé stratégie bi pour disparaître wala pour làqu kenn xamut ndax dañ ko rey kenn xamut waaye daal li ngeen ci war a mën a comprendre mooy ne que les renseignements américains les renseignements Israël jot nañu def réunion boo xamante ne musta def réunion te benn Netanyahu présidé wul li nga xamante ne mooy réunion bi c'est la première fois dans l'histoire Israël ñu def réunion des généraux des semga ak gouvernement bi te benn Netanyahu kenn tegu ko bët kenn gisu ko américains yu bëri nag médias yu bëri ñu ngi interrogé wu fan la benn Netanyahu nekk dee na wala deewul mooy question bu ñëpp di posé ki nga xamante ne mooy Ayatollah Mujtaba Khamenei mu nekk ci doomu Git Ali Khamenei jot na am ay blessures jamono ji may wax ak yéen mu ngi ci benn clinique de la place parce que jot na am ay blessures ci bombardement yi nga xamante ne Israël da ko doon bombardé li nga xamante ne mooy lii di Iran waaye li ngeen ci war a mën a comprendre lii di Iran ba léegi dafa tëj li nga xamante ne mooy détroit d'Ormuz boobu nag c'est la première fois dans l'histoire États-Unis di ñaan ndimbal ci décanter la situation de détroit d'Ormuz américains ñoo waxoon dinañ envoyer plus de 5000 marins pour décanter la situation bi mais américains nee nañ yéen waa Chine kaay leen jàppale ñu yéen waa anglais kaay leen jàppale ñu yéen waa France kaay leen jàppale ñu ci foofu la ñuy taxaw nag Emmanuel Macron démentir na nee na du jàppale américain ci débloquer détroit d'Ormuz parce que moom joxegul aval que dina jàppale États-Unis ci cas détroit d'Ormuz waa Chine nag ñu ngi saboter États-Unis ak Israël parce que bu ñu demee ba États-Unis di demander ndimbal Chine pour ñu décanter la situation de détroit d'Ormuz ana puissance militaire américain yi nga xamante ne depuis 100 ans ñu ngi koy wax États-Unis kon yéen ñëpp jàpp ngeen ne que États-Unis daanu na Iran moo ko daaneel base militaire Bahreïn Émirats arabes Abu Dhabi Irak Jordanie tey nag am na ay décès yu bëree bëri yi nga xamante ne aussi États-Unis am na ko ca Jordanie au-delà de ces 10 morts yi nga xamante ne ñoom d'accord nañ am na 4 avions F-35 benn avion KC-135 ak ay seen drone yi gaa yàq tey encore am na ay doomu américains yu bëree bëri yu dee fi nga xamante ne Jordanie xam naa waa CENTCOM dinañ communiquer ci kanam pour wax ñaata doomu américain ñoo ñàkk seen bakkan fi nga xamante ne Jordanie parce que waa Iran dañoo taal carrément li nga xamante ne seen centre d'écoute seen centre de communication bi ak seen centre de com fi nga xamante ne foofu la américains yi nekkoon di def réunion foofu ca Jordanie jamono jooju lii di Iran mu ngi bombardé quartier bu tudd Erbil ca Irak fa la reyee ay français Erbil ak Bagdad foofu aussi waa Iran ñu ngi koy yàq jamono jooju aussi Iran tëj na détroit d'Ormuz ba pare ne képp kuy allié américain yi doo jàll mais yéen ñi nekkul allié américain da ngeen di jàll yan réew la Iran permettre mu jàll ci détroit d'Ormuz Chine day jàllale li nga xamante ne aussi mooy Russie day jàllale lii di Turquie nag Erdogan jot na négocier Iran bi jàllale ñaar mais Erdogan États-Unis ne ko demandé pour mu dugal loxom ci guerre bi tey Erdogan président Turquie dafa bañ lank ne waa Turquie du ñu dugg ci guerre bi bientôt am na ñaari missile yi Iran bombardé yu jaar espace aérien Turquie mais ba léegi Erdogan nee na du dugal loxom ci guerre bi doy na waar lool Trump ndax allié Trump yi dañu ko commencé trahir waaye daal li ngeen ci mën a comprendre li ngeen ci war a mën a xam ki nga xamante ne mooy Mark Douglas escorte général Waskas ki nga xamante ne mooy Jack Bo ñoom ñëpp génne nañ ay communiqué wax ne li ñu gis ay image mooy missile Iran yi fu ñuy bàyyeekoo ci ay désert la te désert boobu kenn xamut lan la Iran def xalaat leen benn désert bu yaatu nga jékki-jékki gis si suuf si ay missile di génn ci désert espace benn désert bu yaatu Mark Douglas loolu la wax léegi genre désert boobu kan moo mën a bombarder désert bi pour yàq missile léegi xalaatal souterrain yi fan la nekk ak missile yi fan la nekk ak nan la ko gars yi defee au-delà de ces tous ces éléments réunis les renseignements
américain les renseignements li nga xamante ne aussi mooy russe ak chinois ñooy fournir ay données li nga xamante ne mooy l'Iran dëgg-dëgg mu ngi ñaf-ñafal li nga xamante ne mooy Israël ak États-Unis gars yi partagé leen maximum vidéo bi ci commentaire yi ci suuf commando Baye mu sell mi jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel guerre bi muy guerre bi yi nga xam ne moo dox ci diggante États-Unis ak Iran nga xam ni États-Unis ak Israël ñi ngi continuer di sot Iran États-Unis nag wala kii di Israël ci ay waxam nee na bombardé na lu toll ci 200 barab maanaam ñaar téeméeri warab yu wuute def na fa ay bombardement ci 24 heures yi nii Israël loolu la fasal waaye tamit d'accord na ni Iran bombardé na lu toll ci 10 sites maanaam 10 barab yoo xam ne Iran def na fa ay bombardement yoo xam ne am na ay dégâts am na nag benn proposition boo xam ne France moo ko def wala ay français wax ni Hezbollahi fee ca conseil sécurité dañoo war a def benn dogal benn autorisation ngir supérieur ko moom mu supérieur ko ñu mën a nangu ngànnaay yi nga xam ne moo nekk ci Hezbollahi xam nga Hezbollahi yàq na ay matériel yoo xam ni armée bu Israël ñoo ko moom yàqal na leen ab char de combat ñoom ñoo ko déclaré rax ci dolli itam réew mi nga xam ne mooy Iran wax na ni Amérique mi ngi def propagande di wax lu amut maanaam day fen la wax sax nag nee na di wax lu amut naan yàqal nañu ay barab yu bari yàqal nañu ay matériel yu bari nee na Amérique moom nan la mën a defee loolu ba noppi di woo réew mu mel ni Chine Japon France Angleterre ngir yebal ay force pour ñu mën a jàppale seen bateau yi nga xam ne mooy seen bateau pétrolier yi nga xam ne ñooy jaar ci détroit d'Ormuz ñu mën a jàll Iran nee na Amérique li mu wax lu dëgg ki wax loolu nag mooy ki nga xam ne mooy qaa'idu xarasi sawri al irani te mooy commandant bi nga xam ne moo jiite gardien de la révolution bu Iran moo wax loolu. Israël mook Amérique li leen Iran yàqal ci guerre bi ñu ko mas a wax Iran da leen a yàqal te Iran ba léegi mi ngi bombardé te bay def na 50e fàggam Iran def na ko te nee na visé na américain yi la ak seeni intérêt mu yàqu ba ni may wax ak yow xeex baa ngi continuer dafa am barab bu ñuy tuddee xaarak wala ñu koy wax xaaraj digganteem ak saaxilul Iran ki ngi toll ci 25 kilomètres nga xam ne ab île la muy jasiratu xaaraj île de xaaraj bërëb boobu dafa bokk ci warab yi nga xam ne Iran la mu fay produire ci pétrole di ko exporté année bu nekk day toll ci 950 millions bari maanaam année bu nekk Iran dana fa produire ci pétrole exporté ko lu toll ci 950 millions bari xam nga loolu bari na Amérique ba ci Donald Trump sax wax nañ ni foofa amal nañ fa ay bombardement île boobu nag île bu am histoire la ku ci mel ni Hollande boo ko laajee xam na ni île boobu histoire la muy jëmmi île boobu di île bu am solo wax nañ ni foofu bu fekkee Amérique def na fay dégâts nañ bàyyi xel ne dégâts yooyu Iran buy riposter dana defaat yeneen dégâts yu ko gën a garaaw ci ay warab yoo xam ne dañ fay produire pétrole di ko exporter te su boobaa day doon catastrophe ci golfe bi. Benjamin Netanyahu dañ ko rey wala dafa feebar day faju mbokk yi lii de ay question la yoo xam ni daanaka réseaux sociaux yi mi ngi ci commencé di yaatu bii mooy 2e fois nag Benjamin Netanyahu ñuy ruumandaat ak deewam waaye bii nii dafa xaw a takk suuf lool mbokk yi ñu ngi ci samedi di 14 mars 2026 diggante démbo ak tey daal lañu commencé di ruumandaat ndax Benjamin Netanyahu saay-saay bu bon boobu dafa dee wala boog mi ngi dund daa am ay gaañu-gaañu rek di faju la tax nag ñëw di ko laajte ak ruumandaat boobaak léegi ñu gëj koo gis yàgg na war naa mat 3 fan ba guerre bi tàmbalee léegi daanaka daawoo toog benn fan bu mat sëkk 24 heures gisoo ko mu génn ci télé di def conférence de presse comme ni ko Donald Trump di defee comme ni ko ministre bi ñu dénk wàllu guerre ci Amérique di ko defee comme ni ko Katz di defee nga xam ne mooy ministre de défense bu réewum Israël moom it noonu la ko daan defee waaye lu ëpp 3 fan a ngi ne kenn tegu ko bët ba tey jii am na benn ndaje mu am solo muñ doon def ci réewu Israël ngir xool sécurité baak fa mu aju waaye kenn tegu ko bët ca ndaje moomu Katz ministre de défense moom moo jiite moom la ndaje looloo tax xel ya di laaj ndax Benjamin Netanyahu faatuwul fekke maamam sawara yàlla na xibaar bi doon dëgg en tout cas amagul benn xibaar bu koy nuru benn source buy nuru ne Benjamin Netanyahu faatu na amaguñ ko waaye daal ñu ngi ruumandaat ba xam deewul wala daa feebar bay faju
Mujtaba Khamenei ndax dañ ko rey wala boog mi ngi dund waaye dafa am rek ay gaañu-gaañu. lii de mbokk yi waxtaan la woo xam ne soxal na àddina bi boobaak léegi jàpp na ñetti fan. ñu ngi ci samedi 14 mars 2026 waaye 14e jour ba guerre bi tàmbalee diggante Iran Israël ak Amérique. Donald Trump bërki démb wala démb mi ngi doon wax lu jëm ci ki nga xam ne mooy ayatullahi Mujtaba Khamenei ci ak dundam ndax dafa faatu wala bokk dafa am ay gaañu-gaañu. la mu njëkk a wax mooy Mujtaba li mu yaakaar moom Donald Trump mooy dundatul dem ba mujj yàgg mu ne xam naa ni sax mi ngi dund waaye ay gaañu-gaañu la am. loolu nag télévision bu réewum Iran sax xam la ne ni moom Mujtaba Khamenei ci am na ay gaañu-gaañu ci yaramam ba ñi ngi koy toppatoo ci wàllum faj. gaañu-gaañu yooyu fan la ko jëlee am nañu ne keroog ba nga xamee ni moom la ñuy bombardé di faatu way juram wu góor wa di Ali Khamenei booba la ca jële woon gaañu-gaañu ñi ne déedéet ca leneen la. lees mën a wax daal ci ay xibaar yu wóor te dëggu moom mooy jamono ji ñi àddi ngeen di teewlu mi ngi dund yor bakkanam alhamdulillah yal na ko yàlla gën a yokku wér gën a yokku faram waaye am na ay gaañu-gaañu ci yaramam maanaam ay blessures te ñu ngi koy faj.